at bu baax a baax tey am mbégte lool di ànd ak yéen ci seen programme ci iRadio di la première radiovision du Sénégal di jaajëfal bu baax ñëpp ñuy teewlu ci biir réew mi di Sénégal di ñu topp ci suñu fréquence yu wute yi wala ñu nekk bitim réew di ñu topp ci suñu application bi nuyu tey ziar bu baax a baax itam suñu internautes yi ànd ak ñun ci suñu page Facebook di iRadio Sénégal ñoo ngi leen wax dal leen jàmm ci ñeenteelu numéro bu semaine bi bu seen jotaay bi ngeen taamu di xew-xewu jamono ñuy am mbégte lool di ci àndaat tey ak Ibou Fall salaamaaleykum. maaleykum salaam Mohamed maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yeeg internautes yeeg téléspectateurs yi. maa ngi ci jàmm sant yàlla bu baax. ana xale yi dem nañu école. Man kat amatuma xale. ay ponkal laa yor sama kër. Mbadou. amatuma xale ay ponkal de laa yor. mais xale yi de ubbi nañ tey ñoom. waaw ginnaaw bi professeurs yi ubbee ni ki keroog. waaw en général des grands profs yi sax dañu ubbi rek bëgg a grève ñoom tamit gaawul. waaw teel na waay. ñoom de la keroog. nañu bàyyi ba commencé dóore sax doo ko dem grève. non dóore bi léegi bàyyi nañ ko. bàyyi nañ ko léegi dóore tuñ de. waaw kon de. yii léegi bëri na ñoo ci xam ne boo leen dooree dootoo ko defati. police ngay dem. moo tax njàng mi changé. moo tax njàng mi changé mais mu ngi noonu ubbi ñi nga xamante ni ñoom ñooy élèves yi ubbi nañ ci benn contexte boo xamante ni dafa xaw a doy waar parce que li nga xamante ni moom moo di nawet bi. ba léegi moo ngi fii am na ci école yoo xamante ni ñu ngi ci biir ndox mi. abri provisoire yi boobu ba léegi itam saafara amagu ci. déjà professeurs yi annoncé nañ. grève semaine bi ñu dëgmal mu doon jafe-jafe yoo xamante ni amoo impression que ni éternel recommencement la ñuy def. waaw en fait li ci gën a fees mooy ñun foog naa dañu xalaatagul suñu école bi l'éducation nationale fan la war a jublu ndaxte foog na jamono nag dafa xaw soppeeku. xam nga temps bi ñuy doog a sanc école bi ci colonisation bi soxloo tubaab yi ak bi ñu demee ba am indépendance xam nga boobu état bi dafa soxla dëgg ay bureaucrate donc ñun programme scolaire bi ñu am dafa dugg ci xelu ay bureaucratie moo tax fonctionnaire yeeg yooyu maanaam yow tey soo duggee école Sénégal. sa xel yëpp ci génn rek am liggéey la maanaam ñu embauché la ci administration bi wala ñu jël la daal ci bureau. xam nga loolu c'était bien entre 60 et 70 dem nañu ba nga xam ne léegi administration bi fees na del ba ñuy dégraisser fonction publique maanaam ñun. li mën a yor ay bureau ñi mën a liggéey ci liggéeyu bureau bari nañu bari boo xam ne doo mën a jël jëm nga xam ne njàngale mi war na jublu ci leneen. dafa war a soppiku. adapté wu ñun fi mu nekk nii njàngale bi ñu soxla mooy njàngale boo xam ne soo demee yegsee ba fukki at ak juróom war nga mën a tàmbalee liggéey. man loolu laa gën a gëm nit day mënal boppam nu mu gënee teel nag. maanaam teel a spécialisé wu. ba pare am ay métiers yoo xam ne parce que fii da ngay jàng ba dugg université ba am doctorat sax. te doo am métier. di nga am xam-xam gaa. culture générale wala spécialité ak yooyu. mais métier bi nga xam ne salaamaaleykum nga dem liggéeyi doo ko am. njàng mi dafa yàgg de. dafay yàgg. te xam nga sooy jàng doo mën yor sa bopp li ci ëpp. dañ lay jox ay bourse wala yooyu mais doo am njëriñ boobu. man de li ma gën a gëm mooy li ëpp genn wàllu ñiy jàng. war nañu mën a surtout que fii li ci ëpp ay doom béykat lañu. jàng métier boo xam ne lu jëm ci mbay mi ak li ko wër. wala métiers yi nga xam ne tey soxla nañ ko ay commerce am na ay métiers yu ndawaan yoo xam ne. wax dëgg yàlla aajowul dem ba ay licence jaay bitik ak yooyu xam nga c'est de la comptabilité ces petites choses là. am na ci lu ci ëpp
am na ay métiers yu ndaw yor kees ak yooyu jarul ngay sori ci njàng bi te war nga ko mën a jàng diggante fukki at ak ñaar ak fukki at ak juróom-benn. nga xam ne ca booba balaa ngay majeur di nga tàmbalee nekk stagiaire bay liggéey. mais loolu Ibou Fall pour nga def ko faaw d'abord nga am école bu baax ñun suñu école bi jamono ji ci jafe-jafe la nekk. waaw mais parce que justement école bi jurul li ko war a mën a jàppale. retour sur investissement. exactement. parce que xam nga école bu baax dina dugal ci koom-koom bi ñi nga xam ne danañ dellu si defaraat école bi mais soo gisee li fi ne. da ngay jàng ba sonn soo génnee da ngay taxawaalu mbaa nga génn dëkk bi ñi ci ay dëgg ñi nga xam ne seen xel neex na dañ leen di utul ay bourse ñu dem ci bitim réew. te li ci ëpp duñ dellu si. ñi nga xam ne nag ñoo fi nekk di tëñëxi dañuy ut liggéey li ci bari dañuy ut salaire. or man li ma jàpp mooy administration bi ak état bi li mu mën a jël ñi mu soxla jël na leen ba pare dina yàgg leen former ñi ay ENAM ay yenn kii yi nga xam ne ñoom ay fonctionnaire la ñu ne. li ci des yëpp seen ay pexe bopp la ñu war a ut pour mën a liggéey ubbi sa atelier ubbi sa boutique ubbi sa yor sa tool yooyu njàng mi yóbbul sénégalais ci loolu. or li ci gën a bari. war nga mën a soo yegsee ba fukki at ak juróom-benn ne man kat mën naa demal sama bopp mën naa liggéey mën naa amal sama réew njariñ. fii da ngay dem ba am master te doo xam lan nga war a def. exactement te diisaay boobu. non seulement doo am njariñ mais dañ lay yor ba léegi xam nga kooku. maanaam xaalis buy génn la te dara du dugg en retour. mais bu ñu demee ba 2021 maanaam rentrée 2021 2022 ñuy am ba tey problème mu école yi nga xamante ni ñu ngi ci biir ndox mi am ba tey problème mu abri provisoire am ba tey problème mu ubbi te mënuñoo jàng tey parce que am na ci ñoo xamante ni mënuñu ko ce n'est pas parce que bëgguñu ko mais dañ ko mënul. est-ce que c'est une mauvaise politique de l'État est-ce que dañ ñàkk a jox cër école li nga xamante ni moom mooy place am. wala la où se trouve le problème. non dañu xalaatul dëgg école ban njëriñ la ñu amal ak lan lañ koy doyee loolu moom. xam nga soo xamee fi nga jëm da ngay gaaw a yegg mais dem nañu xëcc nañu école bi ba nga xam ne même université lycée prolongé la. lan ngay tuddee lycée prolongé. maanaam da ngay jàng culture générale di nga am xam-xam mais doo nekk gum koo xam ne dina mën a liggéey. xam nga. parce que soo nekkee lycée on te donne les bases les sciences dures les sciences de la vie culture générale histoire et géographie da ngay xam àddina naka lay doxee mais loolu taxul nga mën a seet yow fan ngay jublu ci ban carrière nga jëm léegi xëcc nañ ko ba nga xam ne léegi da ngay dem ba def ay droit ay sciences économiques ak yooyu. te doo xam lan nga bëgg a nekk. ça veut dire qu'on a prolongé le lycée. man loolu gëm naa ne bokk na ci li tax école bi diis ndaxte amagul njariñ jurul njariñ bi mën a tax ñu koy jàppale. leneen li gën a dangereux. mooy xam nga école publique li baax li tax mu war a gën a dëgër école privée bi ndaxte moom mooy yarandoo doomu réew mi yëpp ci benn xel. ak ci benn aada. du am xaj ak seen. te loolu mooy tax lépp loo mënti ne maanaam muy sa xeet muy sa diine muy sa lu mu mënti ne bokk nga kook yeneen sénégalais yi. espace commun la. dañuy am tronc commun ñun ñëpp école la ñu jàngee. donte gëmuñu même idéologie yow da ngay nekk communiste man ma nekk anarchiste wala lu ma neex nga nekk gourmet ma nekk jullit wala nu mu tudd ceddo wala lu ma neex. mais ñooy bokk xam-xam donc dañuy am lu ñu bokk. c'est ça la république. ba pare daf ñuy yemale maanaam sa ñax ak sa góorgóorlu
mooy tax nga mën a dem. mais gis nga. du am favoritisme mais gis nga privé bi. nga xam ne tey moo wuutu public bi. li gën a dangereux c'est que école privée bu ne dafa am gis-gisu boppam maanaam dina yar xale yi ci gis-gis boo xam ne day uteeg yeneen école privée par exemple da ngay gis mu jóge ci benn tarixa wala mu jóge ci benn diine wala mu jóge ci benn ngëm-ngëm donc suñu màggee duñu bokk gis-gis. te xam nga ñooy tase ci kaw di xëccoo looluy indi xaaj ak seen yi. c'est benn classification lay def tas voilà élite buy tas te dañuy jàmmaarloo. parce que bokkuñu gis-gis. nan la ñu egsee foofu noonu bu ñu demee ba tey jii nii école privée bi jël li nga xamante ni moom mooy taxawaay bi école publique bi waroon am maanaam école privée bi nekk ci kaw école publique. les années d'ajustement structurel dañu ñëw ne Sénégalais yi daal vraiment xam nga yéen amu leen xaalis ak yooyu. dafa am ay charges yu ëpp. école bi lañ sacrifié bi ñu dindee ay internat dindi ay yenn kii naan ay classe à double fii fi ne ñu dugg ci looloo tax école bi ne mbàpp. ba pare nag recruter enseignants yoo xam ne am na ci ñu bari jànguñu sax mais boobu. jànguñu nan la ñuy jàng ku jàngul. nan lay jàngale am na benn politicien boo xam ne noonu la amee doole dëkkam. dafa trafiquer liste dans les années 70 laa lay wax de. jëm 80 dafa trafiquer liste recrutement yi ñu jànguloon sax ca la ñu duggee nekk enseignant ba tey. ñu leen di fay am na ci suñum réew. ma ne la. yow xam nga yow xale nga loolu sax am na fi. jànguñu dara mais recruter nañ leen def nañ leen instituteurs yëpp bañ toog. ñuy jàngale. xaw ma ndax jàngale nañ waaye encaissé nañu. ñu ngi ci kii bi. mais nan la ñu mën a def ba repenser waat école sénégalaise parce que gis nañ ni ça va de mal en pis. ça demande une vraie révolution. waaw man xam nga lenn moo ma gën a métti. sa prytanée militaire. waroon na am benn dans chaque région parce que c'est une école d'élite. waaw mais benn rek. Charles Thioréré bi nekk Saint-Louis. ci man war na am modèle am dañ ko war a multiplier. maanaam ay école d'excellence. waaw même bu dul prytanée militaire mu nekk ay école d'excellence. non man prytanée militaire laa wax kay. parce que dafa bokk ci ñun li ñu war a gën a dëgëral parce que lii soo seetee ñun ci suñuy fierté. armée ci la bokk. waaw l'armée sénégalaise fait partie de l'élite te li tax ay dëkk yu stable ak yooyu c'est que da ngay am justement genre élite bu ñu formé. bu xam boppam xam luy république. et ci bi ñuy doon xale. parce que ñun dem nañ fa def nañ fa immersion. gis nañ ni ñu mel. loolu dañ ko waruñu xaar mu nekk. dañ ko war a multiplier. internat yi dañ ko war a delloo si. parce que ci fi ngay jëlee xale ndaxte da ngay gis xale boo xam ne xelam neex na. waaye fu mu yaroo ak fu mu dëkk. espace familial bi may ko mu mën a joxe. xadaram. te loolu day bokk tam ci li ngay jëlee xale. boole ko ci àddina bi ñu ne xam nga waxuma la sax jàng bi. mais nekkin bi xam nga bu njëkk da nga doon jëlee xale ci kaw gi mais déjà ñu day jàng ni ñuy lale parce que soo moytul ni mu doon tëdd ni muy lalee lalam. ni muy lekkee. ak fourchette ak paaka ay yoo xam ne. da koy may mu gis beneen àddina bu dul ruxa bi mu jógee. te loolu état bi daf ci am solo parce que soo xoolee ñun suñu famille yi ñi ci bare sonn boo xam ne ba pare ñàkk jàng mi ak coono yi ñuy yenu duñu mën yar seen doom ci jamono yi ñu ne ndaxte jamono soppeeku te ñooñu jamono daf leen raw. moo tax xale yu bari ñu doon leen jëlee fi ñuy dëkk seen dëkku kaw yeeg yooyu. indi leen internat dimbali na leen ba nga xam ne ñoom après suñu delloo seen dëkk dañ leen di wan ne àddina bi kat
fii la tollu jamono ji. ñoom ñooy xëcc après ñoom seen ay waa kër dugal leen ci jamono ji loolu bokk na ci ñetteel bi. mooy teel a jàng métier maanaam entrée en sixième soo ko passé rek war nañ la mën a wax ci yan liggéey yu gën a gaaw yi nga xam ne fileeg ngay am fukki at ak juróom-benn. yow di nga mën a demal sa bopp. et loolu dina régler en quelque sorte problème abandon yi. waaw parce que xale bi day am 12 ans ne man lii laa bëgg a def. exactement mais xel mi mayu ko mu jàng ba am bac. dem ba feneen lu muy gis mooy bàyyi dem nekk ci métier bi. il faut que l'enseignement se professionnalise. c'est-à-dire c'est en fait enseignement bi nga xam ne day jàngal nit métier njariñ. mais doo toog rek di guux xam-xam naan kii c'est bien boo nga xam dëkk yëpp nu ñu tudd capital yeeg yooyu xam mais gis nga yi ci ëpp. du la amal njëriñ xam nga lan moo la amal njëriñ. nag ngay dundale sa bopp te loolu école bii moo ko war a jàngale. mais loolu man bu ma xoolee tuuti ci ginnaaw ay at a ngi nii ñoo ngi toog di koy wax am na ñoo xamante ni génnee nañ ci ay idées yu pertinentes mais depuis loolu l'État est resté mu ngi noonu jéemu ci benn est-ce que manque de volonté politique la wala où se trouve le problème. xam nga ñun dañuy toog c'est-à-dire pour man comment dire ça en français le débat c'est sur le sexe des anges c'est-à-dire. soo toogee ñuy wax ci école bi suñuy salaire rek li ngeen ni signaloo nag. suñu kii ak suñu indemnité de yeeg ñun suñu examen yi suñu kenn fayuñu ko yooyu la ñuy waxtaanee. xam nga xëy na seen ay soxla bopp la moo leen gën a ñor. mais école bi nga xam ne moom mooy tabax doomu réew mi. waxtaanee guñ ko mën. intérêt personnel yi. ñoom mooy waxtaan bi tout le temps soo seet ay dañuy grève dañuy kii dañuy dugg fii seen ay soxla rek la. waaw. jamono ji syndicat yeeg yooyu rek la ñuy kaas suñu salaire nañ ko yokk nañ ko wàññi nañ dugg fii nañ génn fële ministre bi nee na lii ministre bi waxul loolu yooyu la ñuy waxtaanee mais li jëmee kanam école bi nga xam ne naka lañ ko war a tabaxaatee parce que école bi doon defar ay fonctionnaires moom soxlootuñ ko. dañoo war a repenser école bi. oui li ñu koy doyee moom. vraiment weesu na bu njëkk xëy na amuloon ñu jàng donc soxla na ñu indil ñu jàng ñu mën a nekk ay au service de l'administration. mais loolu passé na. jamono ji faaw ñu teel a dugal ndaw ñi ci li nga xamante ni moom moo di oui la recherche la technologie l'agronomie dafa am gis nga même sport ak culture. parce que léegi ci àddina bi yooyu ay métier la. amul académie xam nga fi mu nekk nii mën nga jël xale fii 12 ans dugal ko ci sport. fii y a quelques écoles de football. mais imagine-toi que ay basket ay sport bu ne. athlétisme ak yëpp ay métiers la parce que ce sont des métiers du spectacle. nit ñi dañuy fay pour seetaan leen. amul genre boobu de vraies académies comme la culture beaux-arts ak yooyu ay conservatoire mais musique yeeg li ngay gis yëpp ce sont des métiers. mais ba léegi dañ ko def genre soo nekkee ci dëkk bi daal. soo nekkee musicien c'est que yow yaa beddeeku mais amul xale boo xam ne dafa guñ ko métier ñun dafa guñ ko métier boo xam ne xale dañuy teel a xam ne kii mën na instrument mën na woy wala mën na def spectacle. ñoo xam ne kii lii la ñu teel ko dugal former ko mu nekk métier. et pourtant dañuy gis ñenn ñi ne am nañ prédisposition yi. mais xoolal ñi ay Wally Seck ak ay ñooñu dañuy feesal stade. ñuy fay pour di leen seetaan. mais ñoom ñoo beddeeku c'est-à-dire kii papam daf ko doon seen kër. mais ñi nga xam ne dañu am yooyu talent suñ ko bëggee jàng fu ñu dem. et parfois même il faut une véritable révolution pour mën ko def. exactement da ngay fippu sa waa kër bàyyi la ngay dugg di génn lu ne nga kii. yooyu yëpp parce qu'il y a de nouveaux métiers dans le monde. lii dawal àddina bi bokkatul. mais nañu école bi war na jublu ci loolu.
très bien alors loolu moom mooy pàcc bi ñu jagleeloon li nga xamante ni moom moo di ubbite école bi tey ak jafe-jafe yi nga xamante ni nemeeku nañ ko ci yëpp ñuy souhaiter rek une très bonne rentrée ñi nga xamante ni ñoom ñoo di élèves yi ak enseignants yi bu ñu ca jógee ñu wax ci wàllu politique bi Macky Sall mu ngi Dubaï ci li nga xamante ni moom moo di expo bu ñu fay def mais bu ñu ca noppee dina ñibbisi mu ngi waajal benn tournée ci fi nga xamante ni moom moo di sud pays bi. sud bi nga xamante ni jamono ji moom xaw na tàng lool. le temps est donné xam nga li leer ba leer. xam nga nee naa la local yi. point de départ présidentiel bi la. foog naa nag. Macky Sall ngi fekki Ousmane Sonko biir këram. sud bi biir këru Ousmane Sonko la. da ngay werante loolu. damay laaj kay. yow kay loolu bu ko werante sax loolu li tax kay déjà su fa ñëwee yëfi xumba ba xeex yeeg yooyu kii. c'est que am na lu mu fa tekki. dernier résultat yi. wane na ne foofu yëpp moo ko gañe. mais est-ce que loolu moom moo continuer ba tey jii nii. su yokkul de dama ragal ne du wàññeeku. waaw xam nga doomu Casamance yi dañu yàgg xaar seen ki ñuy tiitaroo moom moo génn am envergure nationale ku nekk nag dafa mel ni ngay songi Macky Sall biir Fouta wala kii. foofu fiefam la. fiefam la. léegi boo xamante ni moom. dernier présidentiel yi résultat yoo joxe na ko. waaw c'est son fief moom. moo tax gisoo gars yi di hésiter naan pour ñu présenter candidature ay Ziguinchor ak yooyu benn ki ko risqué daal. mais ay kii xaw ma naka Assome Diatta. moom fii Aminata Assome Diatta moom fii Kër Massar la xaw ma fan la dem xam na lu fa xew. gars yi dañ koy xaw a daw kon. yii Doudou Ka kay day xaru xanaa non mais Macky Sall moom mu ngi doog a song nee naa la c'est parti. mu ngi doog a song Ousmane Sonko. yow ban scénario nga ci gis. man de li may ragal mooy li fi jotoon a xew su ci sécurité bi waxul. dëgg li fi xewoon 88 Thiès. 88 Abdou Diouf romb ay xeer di taw ak yooyu. loolu nu mu demee woon. février 88 la woon élection présidentielle boobu Boubacar Sall moo doon patron bi Thiès ci kii Ablaye Wade ñoo di meeting. fekk Abdou Diouf di meeting Ablaye Wade doon romb ñu ne Ablaye Wade dafa romb xeex bi tàkk mais xeeru raay. moo doon taw ci ko waa PS yi. déedéet kay. président bi dégg naa kay ambulance lañ ko évacuer ca la yeewoo la lendemain naan ñoom Ablaye Wade c'est des bandits de grand chemin la jeunesse malsaine nag lu ne mu dugg ci parce que le temps est donné. fii moom Casamance suñ ko naka laa koy mën waxee suñ ko préparé wul. ci visitu Macky Sall bi ça va saigner. Oui parce que li commencé nii attends le temps est donné moom kay xanaa waxtaan ba ñu ne bon léegi président day ñëw armée wàcc gendarmerie ñu neen kii bu leen yooyu mais gis nga. étincelle mën na ko taal. mais moom tournée économique lay defi. doo ma bàyyi. tournée économique. waaw loolu la wax. waaw yow kay li ngay wax ak li ngay def kay jar na mën nañ ko segg yow wër na da ngay campagne mais non nee na tournée économique lay def. waaw mais campagne la parce que moom nee na bii du combat. là l'économie c'est de la politique. non attends day ñëw natt dooleem biir Casamance. c'est tout waaw non fi mu nekk nii. moom yii muy sanc ci gox-goxaan yeeg yooyu day natt dooleem su nooyee moom mu 2024 mu neen maa ngi nii. présidentielle bi. maa loo li xam nga moom c'est le style de l'homme. Macky Sall day teel a xëy moom li muy def. du bàyyi ba dernière minute soo seetloo présidentielle lu 2012 bi gars yi nekk foofu di weranteeg yooyu boobu wér na dëkk bi ñaari yoon. moom foog naa 2009 xaw ma 2008 biñ ko dàqee. ci la tàmbalee di wër di teg ba bi muy dugaat 2012 fekk na. lépp leer diis na gan xam nga. parce que dafa wër boobu dëkk bi ba wëraat ko. nii bu la ci dara nax. moom day teel a xëy. moom c'est le lièvre et la tortue
te moom comme dafay yoot nak lay def. kon gëmoo surprise am ci sud bi. ah man daal leen de mën naa la ko. wax ji suñ ko seralul. ñuy naan ñun dañuy jaay doole ñëw Casamance. ça va saigner loolu moom lu leer laa la wax. loolu moom jar na jël ay matukaay. en tout cas waxtaan ba juboo daal. moo gën a rafet. waxtaan ba juboo est-ce que mën na am ci diggante. oui taa aussi ñi xam nga ñun dañuy tegante dënn rek waaye kurpeñ du gaaw a dem. Sénégal yow tamit xam nga fii si Sénégalais da ngay xataraayu tegante dënn yuuxu kii ñaan waaye yow man ngay kii ak yooyu waaye daal. kurpeñ yi moom du gaaw a daal. non dañuy nappante. et c'est normal en politique. kii psychologique bi day am. bataille psychologique day am. da ngay comme ni ñuy mbëri rek da ngay ñëw won waa ji kii joxoñ ko ay béjjën sa xëppal ko léegi yooyu mais suñu demee ba mu des lu dul nag mu nar a kii. foog naa mën nañu toog ne nañ seet naka lay demee. pour jàmm mën a am. dëgg la alors 9h44 li ñu desee ci temps nañu ko jagleel suñu bopp ñun. ndax assises yi nga xamante ni bëgg nañ ko ubbi jëm ci wàllu média ñu tuddee ko les assises des médias. jàpp ko fukki fan ak juróom ci weeru novembre bi ñu dëgmal. ki nga xamante ni moom mooy secrétaire général bu SYNPICS di Bamba Kassé moom moo ko wax ndax jafe-jafe yu bëri yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko. ci métier bi bokk na ci yi nga xamante ni moom moo fa tudd moom la ci tudd moom Bamba Kassé muy niveau yi nga xamante ni gis nañ ko ci biir yenn rédaction yi stage yu gudd yi ak i tamit yenn avancement yi nga xamante ni dañ koy bañal ñi ci des salaire yeeg yu ci mel mbir mi média bi dafa mel ni comme ni ñu koy waxee yaramu mag foo ci laal rek day métti. waaw mais xam nga man li ma ciy wax. Depuis des années dama ne ñun xam nga liggéey dafa am koom-koom te koom-koom li ngay fayeeku dafa am unité de valeur xam nga ñun suñu liggéey xel muy xelli la droit d'auteur dafa am journaliste day am droit d'auteur maa ngi koy wax depuis des années que nit ñi parce que man comprendre ma sax naka la ñu mënee def ay barème de salaire te xamuñu unité de valeur bi maanaam tey li ngay liggéey fan lañ koy nattee ci man comme ñun travail intellectuel la ñuy def suñu barème ci suñuy droit d'auteur la bokk léegi nag droit d'auteur d'un journaliste bokkul ak droit d'auteur u yenn artistes yi wala écrivain yeeg yooyu. droit d'auteur u journaliste bi yow fan nga koy nattee. ci sa liggéey dañ la koy fay xam nga déjà. war nañu mën xam production presse bi ban njariñ la am ci koom-koom bi maanaam naka lañ koy reprendre ak yooyu ndaxte da ngay gis d'abord suñu demee ba xam yow li ngay bind. ban njariñ la am lan lay indi ci koom-koom war nañu mën a ne kon yow sa liggéey lii la war a amal njariñ parce que day am droit voisin tam mooy éditeurs yi maanaam ñi nga xam ne ñoo lay jox condition de travail c'est-à-dire la maison d'édition wala la maison de production ñooñu tam xam nga dañ ci am wàll mais loolu weesoo yow nga bind benn yëf boo xam ne da nga enquête ak yooyu ñu bëri dañ koy reprendre xam nga te loolu doo ko fayeeku te normalement dañ la ko war a fay te loolu suñ ko organiser wul parce que day am kuréel boo xam ne day surveiller lépp luy daw suñu reprendre liggéeyu jàmbur ñu ne yéen lii reprendre ngeen ko kii moo ko bind fay leen ko loolu day tax ñiy liggéey en plus de leur salaire danañu percevoir ay droits. motivation la. non mais c'est du mérite. mérite la ok c'est du mérite. parce que je te donne un exemple. xam nga ñu bëree da ngay bind dara ñu photocopier ko. temps yi dafa am droit de reprographie yoo xam ne état bi day taxer këyit yeeg photocopieuse yeeg lépp loo xam ne day xaalis boobu dañ koy verser ci benn fonds boo xam ne dañ koy séddale écrivains yi ak journalistes yi mais journalistes yi doo leen ko mën a jox parce que dañ naan foo ko teg. amul unité de mesure. c'est la même chose ci audiovisuel bi da ngay jël benn kii def sa enquête jël sa dossier ñu reprendre ko fu ne. mais yenn saa yi sax dañ lay plagier. de la plagier
loolu sax justement dafa am kuréel yoo xam ne dañuy ne hey lii nga wax ci kii nga ko jëlee parce que justement dafa am kii am dafa am logiciel am su boobaa nag day am fond parce que droit yooyu ñuy percevoir dañ koy verser fenn dañuy woo auteurs yi. jox leen woo éditeur bi wala producteur bi ne ko yow lii moo ci sa wàll ak yooyu mais ñun tant que maîtriser wuñu loolu. mais dañuy sonn rek. parce que du publicité rek mooy dundal kii. mais kon dañu war a organiser waat mbir bi. bu baax a baax man ñoom Bamba Kassé yi wax naa ko man dama leen war parce que SODAV ñun war nañu am à la SODAV benn département pour la presse. nga xam ne les éditeurs et les journalistes dañuy toog ñu xam fan lañ leen di jëlalee seen ay droits percevoir ko parce que suñu nee douane lépp luy appareil yi industriel yi di def. te ñoom parce que ñun ñoo leen di jox contenu. xam nga télévision ak rajo ak ay micro yeeg yooyu su amuloon journaliste yu koy def xam nga doo am njëriñ. foofu lañ koy taxé versé ko éditeurs yi kii nga xam ne léegi nag ki liggéey dañuy ne yow kat lii nga fi def lii nga fi def ba tant de personnes déglu nañ la reprendre nañ ko fii lire nañ ko fële am sa xaalis te du bokk ak sa salaire. mais loolu tant que yegguñ ci parce que ki nga xam ne day jaay télé dafa toog rek commandé Dubaï wala Hong Kong ak yooyu. xam nga loolu tegle tànkam day am benn wala ñaari employé mais il fait des centaines de milliards de chiffre d'affaires. Or suñu ñàkk moo ko may loolu parce que su amuloon ñuy présenter ay journal télévisé journal parlé ak yooyu. mais kenn du taal télé kenn du taal rajo. kenn du ko jàpp. donc loolu ñuy dundee. suñu wàll ngi ci. mais loolu bala ñu faa egsi est-ce que jarutoon ñu raxasaat secteur bi baat boobu nga xamante ni bu yàgg ba léegi ñoo ngi koy wax et à chaque fois muy buté ci yoo xamante ni. non xam nga secteur bi mooy raxas boppam. gis nga suñu demee ba nga xam ne. un journaliste gagne bien sa vie. gagne bien sa vie maanaam dina tax élite bi dellu si ci métier bi te xam nga buuxante lay ne. ñi mën ñooy def ñi mënul uti leneen lu ñuy def parce que duñ fa xaj c'est une question économique. aujourd'hui quand tu soo jàngee dëgg ba am yenn niveau yi di nga xalaat nekk ay avocat ay banquier ak yooyu. mais journaliste da ngay hésiter. dafa mel ni mbalit bi moo nekk ci kii bi suñu demoon ba nga xam ne soo amee yenn niveau yi métier yi ngay njëkk a xalaat mooy nekk journaliste nga foog ne dina am ñoo xam ne amuñu niveau duñu ñeme sax dugg ci secteur bi parce que day fees dell ak ay kàngi. et pourtant loolu amoon na ñu toog ba mu yàgg rupture am. voilà nan la ñu mën a defaat ba delluwaat ci mbir boobu. il faut faire la révolution dans le secteur rek. comment man li ma la wax c'est une question économique. Organiser l'économie du secteur parce qu'elle est désorganisée. parce que ñun dañu foog ne ay publicité rek moo ñuy dundal du loolu. mais organisation bi kay moom mooy problème bi parce que tey jii boo laalee organisation bi ñenn ñi ci biir yëngatu ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom këru taskatu xibaar yi yëngatu ngóor gi sax yëngatu. mais dama ne la tous les appareils là ak yi ngi loolu discussion la ak ministère de l'économie les patrons de presse ak les syndicats. xaalis bi ñuy gagné ci industrie commerce beeg yooyu te muy toucher tout ce qui est matériel de l'audiovisuel tout ce qui est l'électroménager tout lépp li nga xam ne presse bi moo koy dundal. ak création artistique yi ñun loolu foofu la suñu xaalis nekk te tant que jotuñ ci du ñu mën organiser secteur bi xaalis a koy organiser. waaw tant que xaalis ñëwul. dañuy tëñëx yi rek. parce que da ngay naxante kii aide à la presse ngay jooytu wala ngay dem di jooytu ci ay publicité naan waaw kii doy ñu dimbali jëlal ñu publicité. fekk loolu lu néew la ci li nga war a am dëgg mooy tous les appareils yuy dugg ci fii ak yi nga xam ne dañuy kii ak électricité. redevance électricité ay téléphone ak yooyu redevance yooyu la ñu war a verser au fond justement des droits d'auteur du journaliste te loolu c'est des centaines de milliards par an mais. te buñ ko defoon journaliste yi gis ci seen bopp. yow da ngay commencer dawal oto décapotable coupé. ma bàyyi jël bus. alors lii ci lu gaaw
non et puis on vient de voter dans la sous-région te Sénégal adopté na ko les droits de reprographie donc journalistes yi normalement surtout la presse écrite waroon nañ ci mën a jot mais ñun ba léegi comme ñun ci suñu bopp faydaaluñ ko xaalis bi dina nelaw ñoom Serigne Boub ak ñooñu di jaay fii électroménager ak yooyu ñeneen jëfandikoo voilà exactement mu ngi noonu 9h53 xew-xewu jamono la woon àndoon ci ak Ibou Fall mbégte la woon ñu ànd ci ak semaine bi sant ko bu baax gërëm ko yi jox ko rendez-vous semaine prochaine incha allah prochaine ci jàmm xam naa balaa boobu droit d'auteur yi dugg si kan kii borom Dubaï waaw Boubacar waaw su fa toogul xam nga def moom dafa kii dafa bëri affaire mais Dubaï moom kenn dafa dem di jaay ngooñ quand même loolu foog ne amul ay chameau ak ay xar ak yooyu am na di Ibou Fall jaajëfal nañu ko bu baax a baax xew-xewu jamono ëllëg incha allah professeur Mbaye Thiam la ñu ci àndal si kàddu gi Mohamed Kandji la woon Alaaji Birane Cissé féete ci xarale gi Fatima Ba ci digital bi jaajëfal nañu ñëpp di sant ñëpp également ñaanal ñëpp une très bonne journée xibaar yi day wéyandi si www.emedia.sn merci à tous et très bonne journée. jamonoy tàngaay ji ñu nekk benn solution rek moo am muy gamme de parfum Like TDK ñu ko naan Touba Darou Khoudoss cosmétique moo leen di proposer ay savon thaïlandais comme Anako à base de plantes naturelles moo leen doon may seen émission xew-xewu jamono. En cette période de chaleur et de grande chaleur d'ailleurs, TDK vous donne la solution pour garder le sourire et sentir bon toute la journée avec sa large gamme de Like. Vous avez le choix entre Like pur qui incarne la classe